d'accord alors ba tey ci loolu imam gi wax nga ko léegi ne élection yi bu ñu nee dafa jaar yoon c'est parce que dañuy nax sénégalais yi. mais bu boobaa naka la ñu mën a expliquer bon c'est vrai que joxe nañ ay raisons. nee nañu wóoluñu conseil constitutionnel. mais bu dee dénoncé nañ ay bourrage d'urnes dans le nord du pays ay Matam Podor et cetera. opposition Yewwi Askan Wi Yewwi Wallu ne du ñu def recours parce que wóoluñu conseil constitutionnel. alors que ñoom nee nañu leer na leen ne y a bourrage d'urnes ak ay papiers justificatifs yoo xam ne Déthié Fall wane na ko est-ce que loolu cohérence am na ci démarche bi nga xam ne moom la ñu amee. waaw xam nga càcc gi moom am na càcc gi ñëpp xam nañu élection yi Macky Sall gagné wu. kon bu boobaa conseil constitutionnel du ko fësal. non xam man waxi conseil constitutionnel boo seetloo. man musuma jox confiance conseil constitutionnel. commencé wul ci Macky Sall. parce que suñu réew yi ku waxal yàlla xam ni conseil constitutionnel yi fi nekk nguur gi moo leen di contrôler yaa ngi dégg. loolu commencé wul ci Macky Sall. parce que troisième candidature Ablaye Wade conseil constitutionnel bi moo ko daganaloon yaa ngi dégg kon man moo waxi conseil constitutionnel musuma cee dépendre musuma leen a jox benn confiance man léegi dafa fekk ni léeg-léeg sàcc dina am ba pare doo ko mën a justifier parce que day jafe wala bala nga koy justifier il faut ñu dox fekk yow liñ naan le médecin après la mort lay doon day fekk jaan ji romb na ba noppi parce que injustice mu ngi tàmbalee ci Déthié Fall en tant que mandataire ak coalition mandaté ko mu ñëw taxaw ni la jox leen ma PV yi nga lànk bañ ko koo jox mu pare pour photo ko nga bañ mu photo ko mais looy nëbb ci PV yi xam nga bu fekkoon daf ko photo wala ñu jox ko mu vérifier boppam kon tey Déthié Fall bu génnee fii di wax waxi càcc Sénégalais yi ñooy génn ko bul ñu fontoo respecté ñu mais man li ma gëm mooy càcc am na ci élection yi léegi nag nan la ñuy prouver càcc gi loolu xam naa ne ca kanam lay feeñ yaa ngi dégg mais ku xool tey ni Sénégalais yi ni ñu dawee woon topp cortège Ousmane Sonko daw topp leader yi nga xam ne ñoo féete ci opposition bi xool campagne bi ni mu demee xam ne Macky Sall mënul am député yu di ëppale ay député. mais est-ce que ñooñu ñëppay voté. non jeunesse bi léegi ñu ci bari ñu ngi voté. parce que jeunesse bi voté bokk na ci li tax élection yi demee nii. parce que boo xoolee jeunesse bi ñu ngi voté tey jii Sénégal yu bari ñu ngi voté boo xoolee fiñ opposition bi tamit fenn lañ defee ay erreurs yoo xam ne loolu jàpp naa ne war nañ cee tirer ay leçons. parce que élection doo bàyyi bañ sàcc la ba pare ngay wër takki rajo naan sàcc nañ la da ngay fexe ba kenn du la sàcc. parce que dëkk yu mel ni Matam Podor dëkk yooyu ku ne xam na ni ñëpp njortoon nañ ni foofu maanaam élection dañuy voter massivement pour président de la République Macky Sall. parce que base am la ñoom waroon nañ faa am ay représentants yu doy. mais boo sóoraalewul loolu amoo fa ay représentants ba affaire bi passé nga toog naan dañ faa créer ay PV loolu tamit. ñàkk vigilance la moo tax càcc gi tamit kenn mënu cee sori parce que opposition bi li ñu waroon a def defuñu ko loolu mooy dëgg ni ñu fexe ba Dakar ñu fexe ba am fi ay représentants yu mat sëkk am ko Touba ku ne xam avant les élections am na ay arrestations yu fa am ñu jàpp ci ay leaders parce que booy seen bakkan lañ ci tegoon ni lépp lu mu leen jaral pour sàcc élections yi ñun jaral nañu lu ko ëpp Touba benn bureau de vote Macky Sall gagné wu ko fa parce que booy dañoo sécuriser vote bi ful la jooju ak fayda jooju ñu am ci Touba am ko ci Dakar waroon nañ koo am ci Matam parce que coalition bi quand même loo mën a wax bu ñu àndee def benn bloc amul fu ñu mënta am représentant ci Sénégal. d'accord kon loolu tamit ñoom seen erreur la. waaye loo ci mën di dégg malgré quoi yi am. ak càcc gi am yëpp tey opposition moo am ndam parce que opposition bi c'est la première fois ci histoire du Sénégal ab opposition taxaw am 80 députés. loolu nag ku jàpp ni lu ndaw la xamoo li xew loolu ndam lu rëy la pour peuple bi d'abord parce que ndam li du ndamu benn coalition man yàgg naa di ko wax parce que ñi xeex bi ñu ci bari du ñu politicien ñi xeex bi ñu ci bari li leen naqari mooy ni ñu yoree réew mi lañ gisul seen bopp gor ñi ak jullit ñi nga xam ne dañ leen di jàpp di leen faagaagal di leen toroxal di leen humilier ci kaso yi ñu ciy faatu ñu leen di tuumaal ay terroristes di leen tuumaal ay lu mel ni
force occulte. force spéciale force spéciale. te ñi ñu koy tuumaal di ay Sénégalais dëkk ci réew mi loolu moo naqari gor ñi kon élection yi peuple bi daf ci am ndam lu rëy te peuple bi dañoo war a continuer di jubiler wane ni am nañ ndam. d'accord ci jamono boobu imam am na ñoo xam ne barki démb ñu ngi doon jubiler et certainement ba tey ñu ngi jubiler bëgg ànd ak xel bu dal. muy Benno Bokk Yaakaar mi nga xam ne jàpp nga ne peut-être ñoom ils sont minoritaires waaye dañu nekkoon ci benn situation boo xam ne ñi nga xam ne ñoo dem ci élection yi am le moins de députés muy les serviteurs bokk gis-gis ak Aar Sénégal actuellement ci ñi ëpp doole ci députés yi la ñu bokk. ndax choix bi nga xam ne soxla nañ ko ñu fësal ko si ñoom ñaar ñi wane nañ seen ancrage si opposition bi waaye Pape Diop mi nga xam ne dem na fekk ji groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar boobu itam mën na am impact quand même ci opposition bi. Pape Diop xam nga sénégalais yi ñooy jël loo xam ne du information ñu bëgg koo def information. Pape Diop waaw Pape Diop dem na ci Macky Sall loolu du information Abdou Khadre. oui mais dañ ko doon considérer comme étant de l'opposition. opposition bi demoon ba wax ne am nañ 83 députés ñooy majoritaire. n'est-ce pas. mais bu demee fii Abdou Khadre foofu laay ñëw man mosuma gëm ni Pape Diop day opposé wu. Pape Diop non Pape Diop moom ci boppam xam na ni du opposant yaa ngi dégg parce que Ousmane Sonko fii la génn ni am na opposant yoo xam ni Macky Sall la ñuy liggéeyal. moom moo njëkk a génn attaqué ko wala ay problème génn attaqué ko tey jii Ousmane Sonko am na raison seen kaw ça veut dire man mosuma gëm ni Pape Diop opposant la. mais raison yi mu joxe pour justifier damam ci benn groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar doy leen nee na day bañ dëkk bi am blocage institutionnel parce que opposition bi mën na ñëw contrecarrer tout ce qui est proposition de loi. lan moo ko teree woon moom mu dem Benno Bokk Yaakaar dugg seen liste jàppale leen comme xamoon na ni moom bu fekkee ni opposition bi am nañ majorité assemblée nationale. dëkk bi day bloqué moom mënoon naa dem biir Benno Bokk Yaakaar jàppale leen xam nga wax tamit day logique yow mënoo taxaw ni da ngay opposé wu ni bu ngeen ma joxee assemblée lii ak lii laa fay def dinaa créer rupture battre campagne wax ko fépp Sénégalais yi jël yaakaar ci loolu jox la parce que bu ne woon Macky Sall laa àndal du am député yaa ngi dégg oui fu mu koy amee parce que Pape Diop importance bi ñu ko jox amu ko Pape Diop dee na politiquement yow Idrissa Seck parti la yoroon jëloon deuxième ci présidentielle ana Idrissa Seck tey da ngaa dégg ku tuddati tur Idrissa Seck ci Sénégal ku toog sax ba waxtaanee Idrissa Seck. Thiès sax perte na ko de. dee na politiquement waxuma la Thiès Idrissa Seck dee na bokkatul ci politique. léegi tur bi Idrissa Seck dugg tey foofu la Pape Diop dugg yaa ngi dégg léegi nag parce que sénégalais yi ku yaakaar ni mën nga leen a nax ci ay kàddu nii. wala dem Pape Diop mu des nag Pape Diop musta opposé wu loolu foo mu leer te Pape Diop amul benn importance bii ñu koy jox nii. cinéma nga ko jàppee woon man cinéma laa ko jàppee woon benn waay bu doon nax boppam Sénégalais yi am na ñoom comprendre ñu. loolu ànd ak moom ci loolu mais Pape Diop ba mu ñàkkee ambition yàgg na. yaa ngi dégg ku am ambition jiite am réew wala nga am ambition opposé wu boo def doxalee rek ñu xam ni yow mii sa démarche mooy wane ni yow opposant nga parce que bu moom nee na opposant la ba pare di attaquer opposition bi yaa ngi dégg kon man waxi Pape Diop bëgguma koo jox benn importance parce que Pape Diop amul importance bi ñu ko jox. yaa ngi dégg. d'accord dégg nga déclaration bi Moustapha Cissé Lo wax ci Pape Diop. dem leen ci réseaux sociaux yi ngeen dégluwaat ko maa ngi koy ñaanal bu baax Moustapha Cissé Lo parce que déclaration bu yàgg la mais dafa am solo. xam nga Moustapha Cissé Lo loo ko mën a même boo àndut ak moom politiquement di nga nangu ni kii gor la jullit la taalibi Serigne Touba la loolu da nga ko koy nangul parce que bu waxee nit arab day wax ni ku wax feeñ kallim toora Moustapha Cissé Lo même boo àndut ak moom di nga nangu ni kii am na ay principe am na lu mu gëm parce que genre Pape Diop bi xam nga lu leen ñor ñoom seeni business la ñuy protéger mënuñoo ànd ak opposition yaa ngi dégg Sénégalais yi nag ñoom ñooy def erreur continue ba tey di leen jox importance te du peuple bi moo leen jox importance parce que peuple bi joxul Pape Diop importance bu ko joxoon importance jox ko ñaari député wala ñett. d'accord plus fort reste la jàllee moom Pape Diop. oui yaa ngi dégg kon peuple bi jox ko importance ay quelques journalistes nag ñoo bëgg a imposer nit ñi Pape Diop
def ko information mais Pape Diop du information. d'accord mais da nga wax lu am solo imam loo xam ne war nañ ci taxaw. loo xam ne en principe warul sax bokk ci jeu politique bi. maa ngi koy wax démb waa benn ci waa Benno Bokk Yaakaar ne wax nga ko Pape Diop ay business am lay protéger. mais ban link la am business ak politique. c'est-à-dire que dans le jeu politique lépp lu jëm ci jeu politique bi ak galgal yi ci wàllu politique mën na des ci wàllu politique mais le fait que par exemple ku yore féetee nguur di galgal benn adversaire ci mbiru wàllu business am di ko xoj foofu